ñeent fukki simili ak juróom moo tegu si juróom benn waxtu mbokk téléspectateurs yi ñu leen di dalal jàmm si xibaaru marax yi fii si ITV. lu gën xibaar yi bokk na ci wàllum màggal Touba daañuy jokkoo kenn su ñu envoyé spéciaux yi fee si Touba di Cheikh Sall mu ñëw ak ñun si journal du màggal ak tamit tey lan nañ si mën a jàpp loolu yëpp dañu ànd ak moom si biir xibaar yi sabab la jamono fii si Ndakaaru am na ñu bëri ñuy dem màggali waaye seen xel dalul ndax am na si ay defkatu ñaawteef yu suy profito di tamit caxat-caxatee seen kër yi daan si ànd ak Lamine Lislam Daffé ci biir xibaar yi. ci biir xibaar yi tey ba tey ku ni màggal Touba wax tamit waxu berne ndax fee si sànni njéeri gis na ni fruit yi foofu macha allah mu ngi dox bu baax a baax moo tax jaaykat yi nee nañ bis bu yàlla sax ay conteneur yu bëri ñu ngi dem Touba ngir bégal fidèles yi su ko defee ñu mën a màggal si jàmm mën a xéewlu bu baax a baax. leneen lu ñuy waxtaanee ci biir xibaaru juróom-benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom bokk na si li nga xamante ni moom moo di coow passeport diplomatique yi sénégalais yi nan nañ ko gisee ak tamit ñaari député yi nga xamante ni ñun leen si tudd seen kàddu yi dafa waroo sa boobu la jamono Assane Dioma Ndiaye jiite LSDH di Ligue sénégalaise des droits humains di sàkku si yoon mu déglu Pape Diop bi fi nekkoon président assemblée nationale ginnaaw kàddu yi nga xamante ni génne na ko. mbokk téléspectateurs yi di leen dalal jàmm seen xibaaru marax yi fii si ITV xibaar yi dañ koy tàmbali ak màggal Touba fekk kenn si suñu ndaw yi nga xamante ni moom nañu yabal ca màggal ca Touba di Cheikh Sall mu ñëw ak ñun si li nga xamante ni moo gën a fës si xibaaru màggal bi muy journal du màggal nga xamante ni tey nañ ko tàmbali Cheikh Sall man lay nuyu di la ziar lan moo gën a fës si xibaaru màggal yi. Alaaji Malick Cissé waaw maa ngi lay fay di nuyu mboolem ñi ñu bàyyi xel ni nga ko waxee tey ñu ngi ci àjjuma ji nga xam ne moo di fukki fan ak juróom-benn ci weeru safar li gën a fës ci dëkk bu sell bi di Touba nag moo di jullik àjjuma ji ñaari fan moo dox suñu digganteeg bis bu tedd bi di bisu màggal àjjuma ji mbooloo mu takku jógee fu nekk ngir fekk ci julli gi waaye nag bërëbub siyaar la ni nga xam ne noonu la ñu ubbee bërëbu siyaar bu mel ne bu Serigne Fallou mbooloo mu takku ñëw fa bërëbu Serigne Saliou ñu ànd ak mboolem ñi nga xam te ne bi ñoo fi ñëw waaye dinañ def ay gëstu yoo xam te ne bi jëm na ci siyaar yi ay mag ñoo xamante ne bi yàgg nañoo dund màggal gi waaye tamit ñoo xam ne ay tuut tànk lañ indi lañ leen ci bërëb bi seen i waajur naka lañ leen di bàyyee xel ba ñuy bañ a loru yëpp di ay gëstu yoo xamante ne bi dina yaatu ci kanam tuuti incha allah. Cheikh Sall di la jaajëfal bu baax a baax dig daje ci ñeexteelu xibaar yi ak journal du màggal màggal Touba nañuy dese ni ak waa brigade nationale des sapeurs pompiers ñoom mën nañu wax ni. ñeenti téeméeri élément yebal nañ ko fa ak juróom-ñaari véhicule muy ay daamaar yu am solo ngir tamit fàgganiku ci li nga xamante ni moom moo di accident yi ak yenn yi nga xamante ni dañ koy faral ne meeku ci événement yu mag yi ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Tine di commandant sous groupement numéro 2 bu brigade nationale des sapeurs pompiers ñu teewlu ay kàddoom. sapeur pompier ci màggalu ren gi ñëw na ak dispositif ak moyens yu takku. moyens yooyu donc mën nañ ci ràññee lu mat ñeenti téeméeri sapeur pompier yoo xam ne am na fukki médecin ak lu mat juróom-ñaar fukki oto yoo xam ne ay ambulance nga ci ay oto yu fay ndox ak ay véhicules yoo xam ne nii oto yoo xam ne dañuy dégager véhicules yi accidenté yi donc dispositif boobu moo nu may d'abord ñu am premier échelon boo xam ni moom mooy yor kaaraange tali yëpp yi mën a ñëw biir Touba fépp foo xam ne nii nit mën na jël oto jaar ci tali boobu ñëw def nañ fa soit ambulance soit oto buy fay lakk soit un détachement de sapeur pour mu mën a aar pèlerin yooyu ba ñu agsi Touba. deuxième échelon bi ñu ngi ko lal biir Touba xam nga ni kër xalif généraux yi jumaa ji ak xabru sëriñ bu mag bi ak yeneen lieux yi nga xam ne day drainer ay nit ak waañ yu mag yi nga xam ne nii nit ñaa ngi ko fay def fépp
foo xam ne ni daal loolu am na fa sapeur pompier teg na fa ay jumtukaay teg na fa ay nit pour que bu jëyee amee ñu mën a intervenir li yees ci mbir mi ren mooy xam nga màggal gi dafa tombeek nawet ñu ngi ci biir mbënd mi te Touba dafa am mbënd loolu moo tax ci suñu biir dispositif prévoir nañu benn section boo xam ne ñu ngi toll ci 20 nit indi ay moto pompe yoo xam ne nii li ko waral rek mooy fépp fu mbënd am ñu mën a dem rapidement dindi ndox mi évacuer ko. politiciens yi kenn demul ñu des gis nañ ni waa PDS ak seen coalition bi ñu àndal amal nañ visite fi nga xamante ni moom moo di Touba ziare xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu nekk occasion bi nga xamante ni ki jiite groupe parlementaire liberté et démocratie Cheikh Mbacké Bara Dolly di ñaawlu bu baax a baax taxawaayu régime bi ci Touba ndax gis nañ ni Touba lu jëm ci wàllum assainissement matewu fa naka noonu wàllum électrification muy naqarlu lu ne mel dañ si ànd ak Gora Ndaglo ak Thierno Faye ca Touba. Parti démocratique sénégalais ak i alliéem amal ab nemmeeku ci kanamu xalif général kullu murit ngir indi seen jàppandal ci wàccaayuk màggaluk Touba gile mu dib occasion ci président groupe parlementaire libéral ginnaaw ba muy ñaaw lu ñàkkum assainissement ba war ci dëkk bu sell bi. assainissement am na Touba dama jàpp ne dëkk su demee ba nekk deuxième ville du Sénégal ci wàllu démographie ci wàllu population ci wàllu économique jaadu woon na moo am assainissement bu sérieux assainissement bu sérieux mooy ñu jël mbedd yi xotti ko def ko ay canal ba kenn du amati ay fosse septique ci biir kër ca Touba ba léegi kër goo dugg muy yis sax ci jumaa ji amul benn assainissement ma jàpp ne kon jaadu na ñu amal assainissement fii ci Touba kon su ñëwee di wax loolu jàpp naa defuñ fi dara. ci lu jëm ci wàllum ñi nekk ci pencum ndaw réew mi ñu leen di tudd ci mbirum njunjaac ci passeport diplomatique yi njiital groupe parlementaire libéral ne fokk mbir yi bar ngir ñu xam fu dëkk gi féete. yëf yi dafa war a bar gis ngeen bi ñu yëkkati Khalifa Sall ak Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais dafa gaawoon pourquoi pas tudd nañ leen mais yoon na dem ba sër rek doxal li muy doxal su ko defee ñu déglu leen yóbbu leen ci kanam yoon. donte suñuy collègue lañ yéene wuñ leen ko waaye nag comme dugg nañ ci loolu bu ñu sañoon mbir mi leer. ginnaaw délégation bu PDS ak i ñooñam nouvelle coalition Yewwi Askan Wi it yegg si ci Touba ginnaaw baleen xalif général kullu murit dalalee ca Daaru Minam. Gora Ndaglo ku ni màggal Touba sa xel dem si berneer yi mu nekk lu am solo moo tax fii si Sandiniéry yi nga xamante ne dañ fi jaay ay fruits ñoom pomme ak ñoom banana ak ñoom seen. gis nañ ni lu bëri nga xamante ni moom moo di ay conteneur ñu leen di yab ba ñu fees del di leen yóbbu Touba ngir mën a bégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw màggal si sa rue Sandiniéry mbir mi dafa takkarnaase lool macha allah tànn sa bu la neex la reportage Pape Daouda Faye Seydina Mbaye. fruit doon lu bokk ci màggalu Touba gannaaw bernde yi ñu ngi fii ci Sandiniéry jaaykat ak gestionnaire conteneur. di doxal pour toppatoo seeni produit jamono ji lañ ci soxla bëri lool bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Khatab mën naa yóbbu la ko dalee 5 camion bu fruit bés bu nekk. lii ngay gis nii ñëpp ñiy jënd si ñii ñëpp li fi nekk yëpp Touba la jëm soobee si kattan suñu borom. par bëccëg dinañ yóbbu lu mat 5 oto wala juróom-benn oto yoo xamante ne Touba la jëm yëpp ay fruit la yëpp ndimbala Serigne Touba waaw lu ñu am yëpp Serigne Touba lañ koy yéene moom lañ koy jox bu ñu màggal. non non aw ma ci yaakaar ne am na gàllankoor parce que dégg naa gàllankoor bi fu mu am tamit ci bato yu yéex a ñëw ci affaire kii bi tamit ci loolu la mais affaire programme kii bi moom foo amul benn problème. lu ko soriwul dara Souleymane Diallo mi ngay saytu conteneur am bu ñuy déchargé. bileb jaaykat di rafetlu bu baax si jamonoy màggal ji lu ñu yittewoo ci fruit yi waaye teewul ma ngay am njàqare ci tëju frontière di boole Sénégal ak Guinée. waaw am na client ñu war a yóbbu dem Touba. non day am ay conteneur ñu war a ñëw fii ñu wàccee ko yóbbu ko Touba loolu moom am na chaque année day am mais fan yi moom bii yoon moom bëreetul frontière dañoo tëj et puis tamit crise corona bi dañoo sonal ñun ñëpp depuis mu tëjee frontière Guinée ak Sénégal dañoo am problème. la ko soriwul dara Alpha Oumar Ba di ranger ay carton fruits bu ñu sukkandikoo ci moom milee marché bi amul benn problème dog-dog rawatina fruits yi ñu yóbbu ca Touba. jaay yi ñëw nañu bari nañu fruit bi bari na am pagaille parce que am nañu mandarine am nañu orange am nañu ananas am nañu encore ay papaye melon tout ay pomme orange mandarine la majorité c'est ça. non non gisuñu manquement parce que lu am rek jaay ñu ngi koy jënd quoi encore activité am na. si jamono jooju moom jaaykat yi ñu ngay wéy di dalal seeni client
di xaarandi bésu màggal bile màggalu Touba doon ak événement bi mën a yokk seeni njaay bu baax. mu nekk lu am solo Pape Daouda Faye lu ñu seetlu nag mooy fii si Ndakaaru ñu bëri ñu ngi dem màggal Touba waaye seen kër yi dañuy génn moo tax jamono ji am na si ay defkatu ñaawteef yu siy profito di ñëw di caxar-caxate di sàcc seen kër yi seen bagage ak ñoom seen sabole jamono am na si ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi jël seen ay matukaay ba fexe ba defkatu ñaawteef yooyu la seen pexe du antu reportage Lamine l'Islam Daffé ak Augustin Mandan. ñaari fan rek des ngir màggal gi nit yaa ngi dem Touba te kenn desul ci yenn kër yi wante ñenn ñi jël nañu seen matuwaay ngir sàmm seen kër yi. waaw bu ko yàlla dogalee bëgg naa dem incha allahu rabbi waaw balaa may dem dinaa jël samay matuwaay lu ñëpp ñooy dem quoi kër yi tamit am na ñu fiy des mais dinañ jël suñuy matuwaay parce que loolu dañ koy sóoraal à tout moment non mosuñu dal mais gars yi dinañ ko jéem mais parfois du sotti quoi. ñenn ñi ay sàcc mës nañoo dajji seen kër ci période màggal gi. waaw man mosuma dal mais dal na suma dëkkandoo tout près noo takkaloo kër ku jigéen taalibe seeni sooyibu la daanaan nag moom di dem Touba sax si otom waaw jamono yi dem na mais tëj këram et ñu tëj dajji buntam jël teleem jël fa leneen loo xam ne ak ay oram yu mu fa bàyyi woon bu ñii di gàmmu ñii ngi ras dem am na ñoo xamante ni loolu na ñuy xaar. am na ñu jàpp ni daal kër yi ñëpp waruñoo demandoo Touba faaw mu am rek ñuy des ngir sàmm kër yi. bon booy dem nga jël sa matuwaay rek kër tamit man damay wax ni que bu ñëpp sax bokkee li nu gëm na am ñoo xam ne nanu yebbi toog ñenn ñi dem waaye tamit dem gàmm ji wala nga màggali ji ñëw fekk nu dajji sa kër jël say bien mais day metti li wërta woon mooy lu mu tuttul war nga fa bàyyi ñaar wala ñett ñoo xamante ni dinañ mën a toog gérer kër gi ñenn ñi dem kër ñëpp duñ demandoo loolu moom amul sécurité. bu màggal gi jotee ay millions yi doomu aadama ñooy jóge Dakar ngir dem Touba ci diir boobu la defkatu ñaawteef yi di profito di dajji këri jàmbur yi. ñu àddu jëm ci wàllum trafic de passeport diplomatique procureur de la république dafa war a déglu Pape Diop mi fi jiite woon assemblée nationale mu nekk ay kaddu maître Assane Dioma Ndiaye jiite ligue sénégalaise des droits humains ndax nee na Pape Diop kaddu ñu wax dafa doy waar ndax Pape Diop kaddu yu mu wax lii la mu ni li nga xamante ni moom mooy trafic de passeport diplomatique lu yàgg assemblée nationale te enquête bi warul nañ ko yemale rek fii rek dañ ko war a tàmbali atum 2000 ba tey jii maître Assane Dioma Ndiaye ay kàddoom Mame Abdou Gueye Kassé moo ko taataan si téléphone ñu teewlu ko. defe naa génn bi xaw na yéex mais même bu doonee un repentir actif ou un remords bu mu exprimer defe naa li ci ëpp solo mooy tey ministère public bi nga xam ne procureur moo ko représenté mun a servir ci li mu wax pour ubbi enquête parce que au-delà que de problème bii ñu am tey ci mbiru passeport diplomatique yi feeñ bu fekkee pratique la boo xam ne depuis 2000 ça veut dire que suñu société feebar na suñu état mun nañ ko tuddee état boo xam ne amul benn dëgër lay parce que passeport diplomatique boo ko yoree da ngay mel ni plénipotentiaire Sénégal maanaam mën ngaa mun a wax wala sa taxawaay mun a doon taxawaayu boo xam ne Sénégal daf ciy gis boppam bu fekkee nag ne loolu depuis 2000 mu ngi am au-delà que li ñu doon wax ci passeport diplomatique yëpp naan ñu ngi koy jox ñu ko warta am mais bu fekkee ñi ko doon am ci kaw faux lañ koy basé parce que bu fekkee ne yow saa yoo bëggee am acte d'état civil muy acte de mariage acte de naissance nga ne kii sama doom la nga am ko ba loolu nga mun cee jël ay avantage yooyu mun laa may nga koy yóbbu bitim réew bay taxawal Sénégal defe naa du lu ndaw te loolu bu fekkee waxaat na ko dëgëral na li mu wax procureur ci sama gis-gis war na ko woo mu joxe ay firnde ba nga xam ne lii nga xam ne moo kett ne jonn moom rek la mënta ñàkk mais loolu aussi ñu luñ ci waat ko ba xam ne au-delà des parlementaires il y a une chaîne de responsabilité il y a une faille au niveau de notre système d'état civil boo xam ne buñ ko bàyyee mu dem defe naa Sénégal li ñuy wax pérennité suñu réew mun nañ ci ëllëgam parce que réew moo xam ne toogul ci ay socle yu difficile munoo bâtir nation bi nga xam ne moom nga am ambition wala émergence bi nga xam ne moom ngay xaar ci réew moom. mbirum passeport diplomatique yi dañ siy dese nii ba tey ak tamit sénégalais yi nañ ko gisee seen gis-gis nag dafa wuute ndax am nañu jàpp ni yoon dafa war a wëyal enquête bi ba mbir mi leer am ñeneen ñu jàpp ni assemblée nationale ginnaaw ba ñu génnee bataaxal ni ñu déglu ministre de la justice
loolu nekk na lu am solo ñu teewlu ci Abdourahmane Ly Augustin Mantang ci reportage. kumba am ndey ak kumba amul ndey loolee la Moustapha Thiaw seetlu mu ne ci yoon ak yoonalu réew mi gannaaw bu mu mettitloo doxalinu yenn ci ay ndawi réew mi ñenn ñi ñu tudd leen ci ay njuuj njaaj jëm ci passeport diplomatique jàpp na ni yoon ak yoonal daa war a def liggéeyam ba ñu xam kan moo def lan. Ousmane Sonko bi mu fi problème boobu bi mu fa amee ñaata jours lañ def ñu dindi malaanam kiir la ay quelques jours lañ ci teg kii ñoo ngi ko bàyyi nii instant yi nii ñoom ñuy def kumba am ndey kumba amul ndey lu leen neex la ñuy def damay dégg ñoom xam nañ lépp li ñuy def affaire yi député yi ñuy def na seen maaraay kiirlaay yooyu yëpp ñun xam nañ ni mu demee. fukki fan ak juróom-ñaar la def balaa ñoo yëkkati mbalaanu kiirlaayu njiitalu parti politique bi di Pastef mu nar a sori loolu ak li mu bés bi nga xamante ni Papis Ngom nar na ko xaar. dolli ci coowal passeport diplomatique bi nga xamante ni mer bu futtul la ci am gannaaw bu mu déggee ñu tudd ci ay ndawi réew mi ngi ci woo jëwriñ wu ñu dénk wàllum yoon ak yoonal mu saisir pencum ndawi réew mi ngir teggi mbalaanu kiirlaayu ndawi réew mi yu ñu ci tudd. mais justice la loi est là pour tout le monde donc képp ki nga xam ne tax nga ci que ngay député bu nekk ci au côté gouvernement wala nga nekk ci député ci au côté ci opposition bi dañ la yoon daa war a def li nga xam ne mooy rôle am. Ousmane Ngom ngi woo ñi nga xamante ni ñooy teewal askan wi ca pencum ndawi réew ma te ñu tudd leen ci mbir mi si ñu tàggalikoo ak seen mbalaanu kiirlaay ngir raxas seeni der. nit ku nekk gor nga man su ma nekkoon seen place du ma xaar comme dañ maa tuumal danaa ñëw ne damay démissionné waaw su ma démissionné wul bu fekkee am na beneen procédure boo xam ne mun na koo def ba mun a summi malaanam dama uyu ji ñu def ko comme ñoom dañ leen a fal ñu nekk ay waajur ay doomu aadama nekk ay mbokk ay doomu aadama man su ma nekkoon seen place damay summeeku ñëw wuyu. muy pencum ndawi réew moo nga xamante ni mi ngi may nopp jëwriñ wu ñu dénk wàllum yoon ak yoonal nga xamante ni jamono ji moom dong moo mën a tàmbali procédure bi ngir yëkkati mbalaanu kiirlaayu ndawi réew mi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye. Abdourahmane Ly dañuy àddu jëm ci juróom-ñaareelu fukk ak juróom-benneelu assemblée générale bu organisation des Nations Unies di am ca New York président Macky Sall tey ji jël na àddu bu baax a baax jëm ci wàllum fracture vaccinale bi nga xamante ni moo am si diggante pays du nord ak tamit pays du sud président Macky Sall jàpp ni lu jëm ci wàllum accès au vaccin anti Covid lenn rek mooy tax li nga xamante ni ñu mën ko jot muy wàllum réponse planétaire mu jàpp ni li ni mel moom moo ñuy may ñu mën a fexe ba xeex li nga xamante ni moom moo di crise sanitaire bi. ñu dellusiwaat fii si Ndakaaru dem ca Diamniadio ak waa ministère de l'élevage bi élaboré seen lettre de politique sectorielle jàpp atum 2022-2026 boobu la lettre politique sectorielle ministre de l'élevage et des productions animales di Ali Saleh Diop jàpp ni dafa jot ñu joyantiwaat moderniser li nga xamante ni moom moo di secteur de l'élevage suñu bëggee mbir mi jëm si kanam ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Seck. ñun Sénégal fukki million lañ ak juróom-ñaar. at bu jot nag loolu day yokk ci ab lim donc yokk boobu ak ñi nga xam ne ñu ngi fi tamit dafay laaj ñuy dund wa illa li ñuy dundee ñu di ko meññe fii wala muy jóge bitim réew te loolu gënut sabab bi donc gis-gisu président de la république ba tax ñu àgg souveraineté alimentaire boobu mooy nañu baral suñu loxo seet yan pexe la ñuy tëral pour li nga xam ne moom lañuy meññee fii ci wàllu ndawal wala nen wala gën a ak leen lu mënti doon ñu mën koo mën a matale loolu moo tax mu ne dama bëgg moo tax mu jox am benn gis-gis bu bees mu ne nañ yeesal li ñuy def yeesal boobu nag bu ne yeesal bi maanaam niñ koy defee ci la bokk waaye tamit am na ay ponk yu am solo yoo xam ne niñ koy defee war nañ koo gën a yeesal mooy dunduk jur gi xam nga jur gu loof munta indi meew xam nga jur gu wérut munta indi meew waaye loolu lépp nag ay nit a koy def mooy organisation professionnelle ñooñu war nañ waxtaan ak ñoom ba ràbb seen diggante ba nga xam ne ñoom ñooy teenu yanu loolu lépp moo wax léegi. ñu jógee Diamniadio ni coow ca Kaolack ndax amicale des commerçants et artisans bu marché Medina Baye ni dañu damm ci li nga xamante ni moom moo di xaar bi ndax depuis août 2012 centre commercial Medina Baye
ba jamono ji travaux yi mënul fexe ba pare loolu tak day gàllankoor bu baax a baax seen liggéey ki àddu seen kàddu jimloo ci micro Adama Sarr ak Astou Mbaye. ñun suñu commission recensé woon na 698 places yoo xamante ni ñu ngi woon ci marché bi waxoon nañu ne aussi képp ku ci nekk sa place ni mu toll bu ñu ko defaraatee ba ménga jamono dañ la koy delloo waxoon nañu aussi ne diire bi dinañ ko defar si juróom-ñetti weer loolu mi ngi nekkoon août 2012 kon boobaa léegi yaakaar naa ne ñu ngi ci fukki at kon ku toog fukki at musoo au presse musoo ñaxtu kooku mun na muñ kon ndax dëgg yàlla ku nekk mën nga wax lu neex mais marché Médina war nañ xam ne ay taalibe ñoo fi nekk ñu gore ñoo fi nekk ñu mën a muñ ñoo fi nekk lépp amul dara luñ xam ci tabax bii nii amul kenn koo xamante ni yaa ngi ci marché bi informé nañ la ci lii awuñu ci benn yoon xamuñ nu programme demee xamuñ fu mu toll te ñi fi nekkoon ay borom famille lañ fi lañ doon dundee seen njaboot bi am na si ñoo xamante ni dee nañ am na si ñoo xamante ni keroog bi ñu tojee marché boobu lañ gëj a liggéey ba léegi. bëgg aussi le promoteur mu wax ñu leer parce que place yi ñun dañ fee bëgg a dellu si ndax ñun ñoo ko moomoon te priorité bi ñu waxoon mooy place yi bu ñu ko defaree ba pare bala see kenn du dugg yéen si njëkk a dugg surtout président Macky Sall ñu ngi ko ci tàllal loxo ne ko say doom lañ ay néew di doole lañ bëgg nañ ñu yombalal ñu ko yombal goo xamante ni ñëpp dinañ ci mën a dellu si ndax lii suñu yaakaar la ñun dugguñ ci gaal yi demuñ fenn ñu ngi toog fii di daan suñu doole 9 ans. kon ba lii taxaw ba toll fii nii malgré yàgg na métti na mais ñu ngi koy muñ ba heure bi kon dafa jot ñu ooñu waxat ñun ñu xam lii naka la demee. addu jëme ci wàllum xarala yu bees yi ak compétition Away Sénégal 2021 bi nga xamante ni lancé nañ ko tey jii boobule nag compétition jëm ci wàllum xarala yu bees yi fas yéene encouragé jeunes yi nga xamante ni dañu am talent ci boobule domaine wàllum économie numérique ñu xool bu baax a baax nan nañuy fexe ba tamit seen talent boobu ñu mën ko fësal ki nga xamante ni moom moo di secrétaire général bu ministère de l'économie numérique Issa Sissoko mu àddu si lu nu mel si micro Mame Seynabou Babou ak Seydi Dambay. alors li ñu fi indi tey c'est participer ci 3e édition Huawei ICT competition muy événement boo xam ne Huawei moo ko jagleel jeunes étudiants yi qui sont dans le domaine de la science et des technologies compétition bi nag objectif bi c'est essayer de révéler ay talents yu bees dans le domaine du numérique pour essayer de atteindre une masse critique maanaam impacter positivement les jeunes pour qu'ils puissent se l'approprier et puis xam ne les TIC outil la boo xam ne bu ñu ko utiliser bu ñu ci góorgóorloo tuuti dinañ mën a ci am loo xam ne dina mën a jëmale sunu économie ak sunu koom-koom ci kanam donc édition bi mooy 3e bi Huawei demandé nag ministère économie numérique ak télécommunication ñoo présider ko ma teewoon fi nag pour lancer activité yi en espérant que il y aura d'autres éditions qui vont venir yoo xam ne dana gën a dynamiser sunu secteur ak sunu écosystème numérique. accompagnement bi ñu jagleel nag étudiants yi le ministère non seulement il y a des activités yoo xam ne yu mel ni Huawei li mu def nii tey mais ministère ci boppam am na ay événements yoo xam ne ay programmes yoo xam ne tënk na ko pour jàppale accompagner étudiants yi dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le numérique. signé nañu dernièrement benn convention bu am solo avec la DER convention boo xam ne finalité bi ay financement yi nga xam ne dañ koy jagleel jeunes yi pour mu leen jàppale ci tout ce qui est création et innovation dans le domaine du numérique. ñu àddu jëm ci wàllum téere bi nga xamante ni Mame Libasse Thiaw Laye moom moo ko génne di ñëw tamit si jaar-jaaru Seydina Limamou Laye Al Mahdi mu ni tamit li nga xamante ni moom moo di jaar-jaaram nekk na lu am solo ak kéemtaan yi nga xamante ni jot na ko def si livre boobu mu génne ki nga xamante ni moom moo di Abou Teddy Sow moo si dellu si ak ñun ñu teewlu ko. شر الإنس والجن إني رسول الله إليكم kii di Mame Libasse Thiaw Laye xaatim ab téere ngir dellu si dunduk Maam Limaamullaahi Al Mahdi tey feddali seenuk ngëm si ne nattable wunu benn yoon nekkub yonent kii di Baay Laay. Seydina Limaamullaahi Al Mahdi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne mooma démb mooma tey wax ne mooy Muhammadu Rasulullaahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàllaa ko yónni waat ci yoon wi muy limaamul mahdi yu mën a démb mën a tey soo koy misaal
mu ngi mel ne bërëb bu ñu yemale lim bi ci war a nekk nit ñi di fa ñëw ba lim ba mat ñu ne keneen waru ci dolleeku mu am ci ku nekkoon ci biir bërëb ba génnoon dellu siwaat fekk fa ku taxaw ci bunt ba ne ko doo fi dugg ndax lim bi mat na ki dellu si ne ko ci biir lim boobu ci laa bokk dama demoon dellu si boo ma génnee ci lim bi dootul mat ci gis-gisam bokk na ci lu ñuy xàmmee yonente yi seeni xar baax te ci fànn googu maam Limaamulaahi def na ci lu kenn defut mu di ràndal géej gi. bu ñu delloo ci téere moom suñu borom subhaanahu wa taala fekk fa ni ñu war a xàmmee ab yonentaam te loolu du lenn lu dul ubbi say bët tey xool ndax ki ne yàllaa ma yónni indi na fi jëf joo xam ne kenn mënu ko kuddul yàlla lu mel ne xar weer wi lu mel ne fekk ku dee nga woo ko mu wuy la lu mel ne sànni bant mu doon jaan lu mel ne génnee gëléem ciw doj lu mel ne xar géej gi waaye lu mel ne randal géej ci bàyyi laay def alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu gànnesee àddina ci atum 1843 ci atum 1883 la Baay Laay def wooteem ba maam Libaas Thiaw Laay di feddali ne yonent ba woon moo dellu si jëmmu almahdi ñëw si gàttal si xibaaru bitim réew ak li nga xamante ni moom moo di yéenekaay bii di Jeune Afrique fësal na ko mu ni ki fi nekkoon président bu Mali atum 1992 jàpp atum 2002 di Alpha Oumar Konaré dañ ko entré hôpital dafa hospitalisé d'urgence ca Maroc Alpha Oumar Konaré am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar li ne mel muy jot a am fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre lañ ko hospitalisé ca hôpital Cheikh Saïd Rabat foofu nag la xamante ni moom la nekk jamono ji yéenekaay bii di Jeune Afrique moom moo ñu ko xamal lu du ñàkk tamit ñu dellusiwaat si suñu yoonu jotaayu xibaar.